mbokk yi ginnaaw ba leen ziaré ci koor gi ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant dellusiwaat ci seen site la teranga point info ci xalaatu Bun Khatab di chronique bi leen di defal ay bis yu ne tey jii ñiy des ci élection législative yu ñu dégmal ak investiture yi jëm ci wàllu liste yi ak ñan ko tabb mu am kenn koo xam ne dañ ko tabb ci liste yi mu jur coow di Abdoulaye Wade ñu ne am na juróom-ñeent fukki at ak lu teg màgget la mag la mun na dem toogi waaw mun na dem toogi ndaxte bu dee di da nga ut man ndombal tànk ci wàllu politique ba doon président de la république yow dara deseetu la am nga lépp kon waratoo laaj leneen waaye Abdoulaye Wade tey jii bu sampeen dëndam da am lu tax xewul rek ni damay doon candidat manko la coalition gagnante damay doon candidat waa PDS yi mais Abdoulaye Wade dañ ko cee poussé lu tax ma ne dañ ko cee poussé tey jii ba mu doon candidat Abdoulaye Wade dafa jóge ci bopp réew mi ñu jiñ ko sàcc jiñ ko doomam jël doomam tëj ci kaso bi tey jii ñu bàyyi doomam yóbbu ca Doha Karim Wade tëdd fa mu leer na ni bu Karim Wade féexoon tey am liberté mën a nekk fii ci mim réew di Sénégal Karim Wade mën na doon candidat wu liste waa PDS yi comme mooy seen candidat présidentiel bu ko doonee ci législative kenn du ne déedéet waaye Karim nekku fi teg ci nga dégg ay kàddu ci biir PDS di ay kilifa mel na ñoom Ousmane Ngom ak ñeneen naan Abdoulaye Wade warul doon candidat wu PDS dafa war a dem toog gi non parce que Abdoulaye Wade atam fi mu toll dafa waroon teg piliyaanam tëdd ci mais bu ko bëggee sax du ko mën parce que bu ko defee partem tas mooy PDS ndaxte ñi ko fi waroon wutu tey jii ku ci mel ne Ousmane Ngom dem na fekk Macky Modou Diagne Fada mi waroon teel Abdoulaye Wade këram moom sax mun na ni dañ ko buntu xataal ba mu dem ana Aïda Mbodj beru na demal boppam ana Karim Wade ma nga ca Doha ana Omar Sarr dañ koy contesté ana Farba Senghor ak Pape Samba Mboup dàq na leen tey jii kan moo des ci PDS ngir mën a téye PDS Abdoulaye Wade dafi des kon nit ku du sàggane alalam kon il faut que mu téye alalam comme ñi koy dingat war nañu xam fi ñuy yem ci ni Abdoulaye Wade warut a doon candidat day ñëw rek seetaan parti bi nasax ñu ne PDS amatul te Abdoulaye Wade am benn ambition wax ko fi ne dama bëgg libéraux yi def fi juróom fukki at ba mu koy wax ñu bari doon teg ni waxi caaxaan la du waxi caaxaan Babacar Justin Ndiaye waxoon na ko bi ñu ko gagné ci 2012 Abdoulaye Wade doonu nit ki renoncé doonu kiy bàyyi beneen bi si topp mooy éclatement wu opposition bi manko yi bari ku ne beru dem fële Abdoulaye Wade bu jiitul mankoom bi kan moo koy jiite yenn saa yi ñu dingat Omar Sarr au moins am na courage yu dem ci liste départementale mais bari na ci ay kàngam politique Sénégal ay daw làqu lan ci liste nationale bi leen dugg bëgg ko gagné yóbbaale leen kon tey jii candidature Abdoulaye Wade war nañ ko mën a comprendre pourquoi mu nekk candidat mais buñ ko rek nat ci ay atam te Abdoulaye Wade ay moroomam ñi ngi ci géopolitique ba léegi Moustapha Niasse moo ngi dem nekk candidat Nioro ma nga dem nekk candidat Nioro Ousmane Tanor Dieng moo jiite au conseil ana Dansokho ma nga ca palais ba bari na fi institution yi nekk ci mim réew du Sénégal ay màggetu ko jiite Macky Sall li muy tabb ci ay màgget tabb ko ci ay xale pourtant am na ay xale ci biir partem est-ce que nekkul ni jeunesse politique bu Sénégal ñoo war a xoolaat seen bopp est-ce que jeunesse politique bu Sénégal am nañu niveau pour dem pourquoi mag ñi téye ba léegi des fois ñu noonu alternance générationnelle ñu renouvellement générationnel mais ban génération parce que bu dee mag ñi fi ne ñoo ëpp xam-xam xale yi ñoo leen ëpp jom ñoo leen ëpp ambition mais mag ñi dañuy wéy di téye nga dem assemblée nationale da nga fay fekk benn Doudou Issa Niasse ñaata at la am tey jii ñuy tudd atu Abdoulaye Wade ci démocratie lañ ne amul benn sart bu ne warta mën a nekk candidat ci élection législative dañ ko bàyyi mu dem bu ko xale yi mënee nañ ko duma yóbbu ko retraite loolu mooy wax ji mais ay moroomam ñi ngi ci géopolitique mun na fee gën a mag nag mais ay moroomam ñi ngi ci géopolitique bi
ba léegi di samp seen ndënd tey jii PDS li muy dëggal rek mooy bi fi Abdoulaye Wade jógee dara desu fa mais aussi ñoom ñu war a xoolaat seen bopp organiser waat seen parti parce que ay Modou Diagne Fada waxoon nañ ko fi ñeneen waxoon nañ ko fi ne war a xoolaat parti ñu ci mel ne Aïda Mbodj tey jii histoire da leen jox raison bu dee Omar Sarr amul charisme jiite PDS mais na ko nangu am waru na di man bu dee Karim Wade te ñépp xam ne ni mënta nekk candidat 2019 waa PDS te ko xamal nit ñi defaraat seen parti ngir mën a xam kan lañ cee teg parce que bu dee 2019 moom bu dee ni Abdoulaye Wade rek lañ yaakaar moom dinañ dóor seen loxo ci ëkk mais beneen mbir aussi tamit bi ñuy waxtaanee ci élection yi dina ci delluwaat sax beneen jamono mooy day wax tête de liste bu Abdoulaye Wade mais tête de liste beneen manko bi di manko taxawu Sénégal mais Khalifa Sall mi ngi ci kaso bi loolu tax war nañ ko wax est-ce que mën nga nekk ci kaso bi nekk candidat loolu tax risque la ñu bari ñi ngi wax mais risque la beneen bi stop ñu wax ci Mahammed Boun Abdallah Dionne mooy premier ministre bu Sénégal moo jiite liste Benno bi mais li leer mooy moom Mahammed Dionne du doon député wala boog xanaa day dem nekk président assemblée nationale ñu jël keneen teg ko fi mais ku mel ne Mimi Touré jekkoon na fa parce que Mimi ñu bari ñu ngi koy ji ñaan chômeur la liggéeyul dara envoyé spécial du dara mais ñu dénkoon ko liste même bu gañee dem assemblée nationale lu baax la mais tey réew mi fu mu toll Mahammed Dionne mi waxoon au travail nanu liggéey jour bu ñu koy fal mi def déclaration de politique générale liggéey gënoon a fas ci ay kàddoom tey jii dafa war a bàyyi liggéey réew mi dem di campagne yi mook ay ministres yu ñu investir ñi nekk ci opposition bi te ñoom ñépp dem campagne yi jël alal ju bari tuur ko ci mim réew du Sénégal lu toll ci 50 candidats ku ne joxe 15 millions caution ak la ngay génnee loolu lépp ñu waroon ko def ci réew mi liggéey bi tege tembe durant campagne bi état bi yépp nekk ci terrain bi opposition bi nekk ci terrain bi administration bi lompoñ réew mi daanu yooyu yëpp ñu bàyyi ko fi diñu wax candidature bu Ablaye Wade fii li ñu fi war a wax moom moo bari fii ci mim réew di Sénégal parce que il est temps que nag ngir loolu mën a dañ askan wi xool fa lay teg seen tànk mais aussi tamit ñu defar suñ système électoral parce que raw gàddu foo ko déggee maanaam ñun buñ doon xëccoo yow nga am 30 man ma am 20 Vincent am 20 bu am 20 yow mi am 30 yow yaay jàll te buñ boole su ñaar 20 mu doon 40 loolu war nañ ko xoolaat ci système bi xoolaat aussi liste nationale bi pour que askan wi di falal seeni député seen bopp mais fii Sénégal miy fal maire di fal député yenn saay ka ngay woteel ak ay falu sax day wute moo tax comme ni nga ko waxee ci Popenguine bi li monseigneur wax dinañ ci dellusiwaat mais mooy kàddu bu am solo mooy nanu def vote utile maanaam bu demee bay sànni suñu xob ci mbañ gàcce ga ñu bañ ci xool ni kii mag la ñu bañ ci xool ni kii xale la ñu bañ ci xool ni kii xeet bi la bokk wala bële mais ñu def vote utile mooy wote boo xam ne ka ñi teewal ca pencum ndaw réew ma dina doon koo xam ne day amal njëriñ askan wi wute ak législature bi ñu weesu mbokk yi mu doonoon xalaatu Boun Khatab sur la teranga.info ba beneen yoon incha allah ñu ñaanal ko